ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw comme ni leen ko diggee woon ci laata bés bu décisive muy mercredi 29 juin 2022 bi ñu dëgmal. lu tax mu décisive mooy bi yoon mobilisation bi du yam rek ci benn bërëb du yam rek ci benn région mais Sénégal gépp lay concerné. ñun suñu wàllu bopp réalisé nañ suñu sondage ngir collecter ñaata doomi aadama ñoo fas yéene engagé wu pour libérer Sénégal ci dictature bi mu nekk. bu njëkk dictature rampante lañ doon wax maanaam luy raam di ñëw mais jamono ji ñuy wax ak yéen jaay doole bi dafa ni fàng. bu ngeen seetloo fan yi mbooleem yi ñu jàpp moo xam politicien ba activiste amul benn infraction bu ñu def. Macky Sall moo am envie jàpp leen ñu dem nëbb leen jant bi en complicité ak ay takk der ak ay magistrats corrompus ba noppi ne kenn dootul marche ci réew mi kenn dootul manifester la metti moo xam ci kàddu moo xam ci mbind moo xam ci dox mbaa toogaanu ñaxtu. lii musul am ci histoire du Sénégal kon ñun newatuñ ci réew ci ndumbelaan la ñu nekk. réew nag bu demee ba tollu fii Martin Luther King moo doon wax naan ku nekk am nga sañ-sañ ba ñu tënku ci luwaayu nasax yi te fii la Sénégal tollu. lancé nañ suñu sondage yàlla def ci ñaari fan dong diggante samedi ak dimanche bi ñu génn lépp 17000 fukk ak juróom-ñaari junni doomi aadama noppi nañ ngir wàcc sur le terrain manifester contre li nekk di xew Sénégal boolewuñ ci ñi nga xam ne inscriruñ te fas yéene bañ bésu 29 juin 2022. waaye mobilisation bii nag dafay wuteeg lool yi paase. ndax ni Macky Sall ak ñaari sanguinaire yi nekk police ak gendarmerie di préparé woo bi yoon noonee la junniy ndaw yi war a génn di waajalee seen bopp. déjà am na information ñu amagum ci mesure yi général Moussa Fall jël lii daañu ko xamle ku nekk xam nooy taxawee bés ba. yan mesure de prévention la ñuy jël ngir faire face ndax taxaw nii rek ñu lay rey te jëloo say matukaay jëmul kër lii daan ci ñëw ak ci naka. di fàttali encore une fois que résistance ñaar kott moo koy gagné benn mooy mobilisation li mu doomi aadama yu bare bari génn ñaar mooy détermination ndax li nar a xew bés bu ànd ak détermination dogu balaa 17h takk der yi bàyyi ànd ak seen askan. Stop please, stand up please, ñun bu ñu wootee génn lu vaale. Stop please, stand up please, ñun suñu njiit yi dañuy naxasaale. Stop please, stand up please, ñun bu ñu wootee génn. dañuy ñëw d'abord ci liggéey di waajal waa nguur gi bésu mercredi 29 juin bii di ñëw. jamono gi ñuy wax ak yéen préparé nañ dossier concerné wàllum rébellion buy viser Ousmane Sonko. Madiambal Diagne moo ko annoncé woon daaw procureur de la République ruumandaat ko ren ba annoncé ne amul intouchable amul kenn. général Moussa Fall nag mooy ki war a tëgg scénario bi maanaam orchestré benn scène parce que yàgg na dafay njuuj njaaj ci dossier Casamance bi. colonel Abdou Aziz Ndaw bindoon na ko ci livre bi leen doon wax suñu vidéo bi passé. donc scénario bi war a lënkale Ousmane Sonko ak waa MFDC général Moussa Fall moo koy gérer jamono ji. donc mercredi 29 juin bi di ñëw benn ci seeni plan mooy fexe ba teg loxo Ousmane Sonko su ko defee bu nekkee ndungu siin du am possibilité génne di tontu bay teggi tuuma comme ni muy faral di ko defee. le lendemain jeudi seeni journaux def ay une garaaw génneel ñu benn dossier Casamance boo xam ne bu mu leen bett sax ñu lay rebelle ñoo témoigné ci Sonko yenn cas yëpp daal di koy reprendre ñu manipuler benn partie ci askan wi. lii mooy le plan xëy na ak révélation yi mën nañ changer waat stratégie waaye dafay am ak du am na militant ak sympathisant Ousmane Sonko yi pare ndax Sonko moom nee na bii yoon kenn du ko tere génn këram donc militant ak sympathisant yi ñoo ko mën a protéger. naka lañ koy protéger bi ci njëkk mooy bàyyi naan digal la ñuy xaar ci Sonko pour génn. déjà yow boo waxee lii yaa ngi wut nooy dugalee Ousmane Sonko ci kuuta. engagement jarul xaar ndigal mbaa woote ndax génn leen xeex boobu noonu bu ko waxee loolu la nguur gi ak seeni jaxasekat di exploité di ko jëfandikoo ne rebelle yi ko ngemb la doon woo ñooñu ñoo génn taal réew mi. li gaay nar dafa leer naññi mooy jàpp ko ci lu tegul yoon tuumaal ko wàllum rébellion
lii taxaw temm mooy tax mu bañ am soxlawul nga ci xaar ku la ci woo bu dee Ousmane Sonko nga àndal ndax xam nga lan moo la war waaye taxaw boobu noonu nu muy demee ci la ñuy ñëw. ci sondage bi nga xam ne réalisé nañ ko ci ñaari fan dong amagum na plus de 17 000 volontaires fukk ak juróom-ñaari junni doomi aadama yu taxaw pour xeex jaay doole bi am ci réew mi. li mu signifié mooy diggante lundi bii mardi jàpp mercredi beneen lim bopp 17 000 daañu engagé wu boolewuñ ci ñi nga xam ne binduwuñ te fas yéene wàcc sur le terrain. limu policier ak gendarme yi nekk Sénégal buñ leen wàcceewul mercredi attanuñ mbooloo mi. moo tax moment bi ñu def vidéo bii jot nañ ay xibaar ni général Moussa Fall mi ngi jëlee ay gendarme ci yeneen région di leen indi Dakar en renfort parce que lim bi doyul. brigade bu Sokone par exemple 10 éléments gendarme ñoo fa newoon moment bi ñuy wax ak yéen juróom-ñetti affecté nañ leen Dakar. lii moo tax décentralisé maanaam tas combat bi fépp ci réew mi am solo ñu bañ ko yemale rek ci benn région benn département mbaa benn bërëb. parce que ñoom dañuy yaakaar ni lépp Dakar lay xewee far nag bàyyi yeneen région yi. donc bu région yooyu noonu ñu sóoraalewul defee mobilisation réussite lay doon parce que amul ay éléments yu leen di téye. te itam Dakar bi ñu nar a concentrer seen effort gépp ñoom nguur gi malheureusement pour ñoom mënuñu contenir téye nombre bi nar a génn. ñun ñoo ngi chiffres yi li war a génn au minimum Dakar mais bu ñu joxee région bu ci nekk li war a mobiliser wu dafay tax ñoom ñu organiser wu xool nu ñuy placer takk der yi selon ay endroit. donc dañ koy denc parce que la surprise savoir surprendre son adversaire bett ki nga jàmmaar lool mooy la meilleure stratégie ci combat. léegi ñan lañu soxla ci mobilisation bi. l'histoire jàngal nañu ni mbooleem réew yi réussir une révolution catégorie doomi aadama yi ñoo ko porté. benn mooy ndaw yi rawatina ci ndaw yooyu noonu ñi ñuy wooyu ndongo moo xam étudiant élève ba ci doomi dara ak ñi nga xam ne ñoo ngi seen métier mbaa seen liggéey mais mënuñoo tekkee seen réew ndax politique économique bu baaxul. ñaar mooy la classe sociale faible dominée population bi nga xam ni dafa mel ni bokkuñ ci réew mi amuñ sécurité bu ñu feebaree duñu mën a faju seeni doom amuñ njàng mu baax seen koom-koom néew. te bu ñu waxee lii banlieue dakaroise bi dafay ñëw yeneen région yi nga xam ni dañ leen fàtte ci lañ bokk village yu ñu mel ñi kenn warul dem ñu des ginnaaw ndax ñooy les premières victimes du système ñoo gën a sonn ci nguuru Macky Sall considéré wuñ leen. kon catégorie population yii bés ni ki tey war nañu commencer organiser wu ci seeni gox. organisation bi nag jarul sax di dajaloo ci ay bërëb di organiser ay réunion à moins que ngeen xamante bokk benn pas-pas pour préparer moyen de riposte yi maanaam bu ñu jógee pour dal sa kaw loolu daan ci ñëw ci fin vidéo bi. yan zone stratégique nag ñooy nekk les cibles pour wan Macky Sall ne askan wi mën na laa tere gouverner réew mi ci lii la ñu ñëw. léegi ci suñu explication leeral nañ leen ni général Moussa Fall mi ngi affecté ay gendarme Dakar maanaam seen effort yëpp place de la nation lañ ko nar a concentré surtout ak kër Ousmane Sonko bi ñu am yéen a jàpp. ba ci Barthélémy Diaz moom bële passé bu génnoon bi jamono ji mi ngi prison parce que Macky Sall mënul supporter ba tey li mu ñàkk Dakar. ñi pare nag pour protéger seeni leader conseil bi leen di jox mooy bu ñuy dem cité kër góor gi wala Mermoz Sacré-Cœur nañu demee de façon dispersée tasaaroo. li gën nag mooy ñu dem fanaan fa te bu ñuy dem nañu bañ a doon comme niñ ko waxee léegi mbooloo sinon service de renseignement yi ñoo leen di teel a repérer signaler ko. donc ku nekk na jël sa yoon mel ni kuy doxi sa yitte l'essentiel mooy ñëpp ñoo bokk même destination. maanaam ak méthode bii bu ñu tasaaroowee dem alkaati yi dañuy jékki saa rek gis mbooloo te duñu xam fu mu jógee parce que ba ñuy ñëw yëgoowuñu lii ci première stratégie la bokk. su ko defee policiers yi balaa ñuy tala jàpp Ousmane Sonko wala Barthélémy Diaz wala beneen leader fekk na mbooloo mi wër leen taxaw temm pour libérer seeni leader ci nii wala ci nële. beneen stratégie bi mooy occuper les grandes voies bi ci njëkk mooy VDN bi beneen bi mooy voie Sacré-Cœur bi.
objectif organisation bi mooy bu takk der yi nekkee ci côté bii par exemple cité kër góor gi dafay fekk VDN baa ngi yëngu te bu boobaa dañuy obligé wut renfort te bu ñu demee ba toll ci niveau boobu seen doole dafay wàññeeku dañuy tasaaroo nekk ay groupe yu ndaw ci ay bërëb yu bokkul ñaar ñett la ñuy doon. étudiants yi gérer avenue Cheikh Anta Diop jëm marché Sam waa Médina gérer li ci des waa HLM ak Colobane gérer place de la Nation ak li ko wër Grand Yoff ak les Parcelles Assainies gérer seeni zone. wax nañ leen aussi que ni banlieue bi zone bu am solo la ci combat bi donc conseil bi ñu jox ñi fas yéene jël péage bi après 15h ba su mercredi 29 juin mooy ñu teel a doxi seen soxla ndax li ko tàmbalee Dalifort ginnaaw raay poste Thiaroye Diamaguène Mbao Kër Massar ba Rufisque gars yi daañ ko occupé péage bi yépp ba ci route nationale bés bu Macky Sall bëggee jaay doole réew mi dootul fonctionner dara du dem dara du dikk. li ko tàmbalee aussi route nationale bu bàyyi ko NMA rond-point Sips jàpp pàkk Lambaye romb Technopole dem croisement Cambérène waa Pikine gérer côté boobu waa Guédiawaye Parcelles jàpp Malika dem Tivaouane Peulh mën nañ occuper la rue via VDN bi maanaam stratégie bi à Dakar mooy tas takk der yi disperser leen def leen ay groupe de dizaine d'éléments mettre leen en situation de faiblesse te lii li koy maye mooy la ko tàmbalee ville dem ci banlieue bi fépp gaay mobilisé wu nekk ci ay zone yu bokkul. yeneen régions yi tamit moo xam Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Sédhiou Tambacounda Thiès ba Ziguinchor ñoom it adopté même stratégie am Dakar muy mobiliser wu ci les grandes voies les zones stratégiques day réussir mobilisation nationale bi sax ci région yi ñu leen limal la war a gën a amee ndax autorités yi jàpp nañ ni lépp Dakar lay xewee ba tax ñu dem jëlee ay éléments foofu noonu wàññi dispositif yi donc foofu réussite totalement foram. waa diaspora bi itam ñu bari ñoo ngi demandé xanaa ñoom bokkuñ ci combat bi bien sûr ci lañ bokk d'ailleurs seen cas moo gën a neex a gérer ndax ca dëkk ya ñu nekk fonk nañ doomi aadama liberté de manifester lu ñu jox solo la ca réew yi ñu nekk donc ambassades yi yéen a ko moom immigré bu nekk moo xam fooy résider déggoo leen à travers seeni groupe WhatsApp assiégé ambassades yi gàddu seeni pancarte lancer un message fort waa bitim réew que ni Sénégal dañ fiy salfaañe ak yelleefu doomi aadama moo xam Europe les États américains du nord au sud Asie ba ci ñiy daan seen doole ci yeneen réewu Afrique yi donc le 29 mobilisation mbooleem sénégalais la moo xam fu ñu mën a nekk ci biir réew mi wala bitim réew. fi ñu koy daaneele nag mooy dispositif matukaay yi manifestants yi war a jël en cas de riposte bu ngeen seetloo depuis ba ñu tàmbalee déggoo leen ñu ne nañu attaqué diw wala nañu yàq diw mbaa nañu gaañ diw mobilisation nationale la ñu wax occuper les rues de manière pacifique. waaye nag takk der wala nervi bu ñu yabal ngir nga rey ay doomi aadama ñoo xam ni defuñ waxuñ xamal ni askan wi dafay fayu bi nag mënuñ ko expliquer ci vidéo YouTube lu ko mooy dañuy supprimer vidéo bi waaye def nañ benn vidéo spéciale jagleel ko manifestants yi te ñu war ko préparer pour képp ku jóg pour raye ban riposte ngeen war a am def nañ benn lien ci description vidéo bi comme d'habitude activer leen VPN yi balaa ngeen di def dara boo cliquer ci lien bii ngeen di seen page bii la lay indil nga copier lien bii ngeen di seen comme nii ñu ko defee nga dem sa navigateur activer mode navigation privée coller lien bi dem ci site bi nga cliquer sur accepter bu la neexee nga ni non merci bés pas maintenant fii boo ci noppi cliquer fii ñu bind télécharger les fichiers instruction de riposte yaa ngi noonu ak yan matukaay la ñu war a jël pour képp ku jóg pour naan da ngay raye ñu mën a xam nañu jëflante ak yow. kon taxaw solo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.